jërëjëf soxna Ndeye Fatou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di nuyu tamit mbokk yi nga xam ñoo ñu seetaan jamono ji mbokk yi ñaari waxtu jot na bismillah ci xibaar digg bëccëg yi li ci gën a fees suñu am yéen faram-fàcce ko coowal suuf am ci quartier Darou Salam 4 nekk fële ci Kër Massar benn waay nee na yooyu ab promoteur privé la moo fa dig ay kayitam ne dafay daaneel lu ci toll ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom kër ya fa ne gannaaw bu mu jàppee ne suuf si suufam la muy lu askan wi weddi ba tëdd ci naaj wi teg ci wax ne mbir yi seen bakkan lañ ci teg ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom la ca délégué de quartier ba yëkkati di Bassirou Tine askan wa dëkkee fële ci diwaanu Ziguinchor seen bakkan mi ngi ci xottu gerte li ko waral moo di ñàkkum deret gi ñu nemmee ko ci mboolem barabu fajukaay ya nekk ci diwaan ba muy nag lu doy waar yóbbee acteur muy doomu aadama yi fa ne te yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram yëkkati seen i kàddu di woo askan wi ngir ñu ñëw maye deret ngir sauver ay bakkan ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral tukkee ci Amady Khalil Diémé jàpp ba tey ci wàllu xibaar Bara Gaye mi si de tefu secrétaire général bu adjoint kon bu PDS ma ngay saako ci nguur gi rawatina njiitaru Macky Sall muy jëfee recommandation yu kuréelu mbootaay xel yi joxe jëm ci Karim Meïssa Wade moom maire yëmbal bi kon profité ci benn final de football bu ñu ko prié woon ci Kébémer daal di ñaawlu taxawaay lenn ci leader opposition bi booloo taxawal ab cadre bu bees te boolewuñ ci waa parti démocratique Sénégal bon mbokk yi lii mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. Cheikh Ahmed Tidiane Gomis maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydina Omar. ana lan mooy gën a fes tey ci bopp tàggat yi ci wàllu tàggat yaram. waaw dañuy dem ba Brésil foofu la sunu gaynde yu tout tànk yi démb ci coupe du monde U17 def jàlloore bu am solo seen premier match ñu gagné bu am solo dinañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo buñ ci jógee nag wax tamit dem ca Thiès foofu lañ doon amal ci week-end bi final coupe du Sénégal ci wàllu góor yeeg jigéen ñi bu ci kanam rek ñu yaatal mbir loolu yëpp. jaajëf kon ci karam tuuti lay doon mbokk yi bismillah ci xibaar yi kawteef am ci quartier ginnaaw raay yi nekk fële ci commune Mbacké ñaari xale yu góor di ay carreleur ñoom la fa ab fiilu courant massa donte la sax deewuñu waaye fi mu toll ni sonn nañu lool ña nga ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ñuy sauvé soxna Mbay ab seede la am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Mamadou Makhtar Sarr. metti lool foo ko takk wees na ko affaire bi nu mu demee ñun ñoo jàkkaarloo ak ñoom ñu ne ci kaw façade bi di continuer seeni karaw di liggéey ñuy musique bi foor ma daane xale bi dëkk suñu kër Ibrahima de musique bi foor na ñu ne ma déedéet maçon yi ñooy musique fi ma ne maçon yi ak musique rek fi affaire bi ne teel rek benn la kenn ki di fëleñ ba daanu mbëkk xeer yaa ngi ne gis nga xeer yi ci la gémminam dal affaire bi tàkk kii des ci kaw muy tàkk di tàkk bay réem yëpp lakk mun a këlëb daanu ma daw jël sama sër ñëw lëmas ko fee la commencé fëleñ ba fii fiil bii ngir yàlla ak jëmmi sëñ Fallou na ngeen woo borom dëkk bii ñu ñëw dindil ñu fiil yi waa Sénégal ngeen woo leen ñu ñëw dindil ñu fiil yi ngir yàlla télé boo branché mu lakk téléphone boo branché mu lakk frigo boo branché mu lakk ndax obtention bii li fi am xew tey nag moom lu métti la yàlla leen yàlla yëkkati ñaar ñee yàlla leen yàlla yëkkati du benn yoon du ñaari yoon surtout bu nawet xasee jot nag kenn du xam looy def te xale gis nga ay tuut tànk rek lañu yor ay tuut tànk te foofu la ñu fooyee ci suufu garab gi te fa la obtention bi nekk. xara ci lañ nekk tey ndax xam ngeen ne lii dafa métti fii lii ñu tiim suñ njaboot gi sonn lool ñii xëy di liggéey di daan seen doole di wuti li ñuy jox seen i wàjjur lii dal leen lu métti la wax dëgg yàlla fii gi sax bu tàkkee nawetee kenn du xam looy def baaxaañ sax bu ci dalee mu tàkk sa kër yi coupé wala sa frigo yi yàqu télé yi lakk sonn nañu dindil fil gi ndax sonn nañ lool ndax dañoo yor njaboot kenn ku ne da ngaa yor njaboot nañ ñu dimbale ngir mu nga ko lu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci lenn ci askan nga xam ne dëkkee fële ca quartier ginnaaw raay ma nga nekkee fële ca commune Mbacké njiital réew mi Macky Sall ma nga jëm ci ngoonu tey jëlee fële ca géej waaye ay tànkam moo di tàmbul mbëbët mi sumb mu soxal BRT di bus rapide transit muy ab projet boo xam ne ni lam ci jublu moo di afal dem beeg dikk bi ci diwaanu Ndakaaru toll nañ kon ci junni ak ñetti téeméeri junni doomu aadama yoo xam ne ni bis bi dafay war a jaar ci seen i kër mbaa seen i place ñoom ñëpp nag yónnee nañ ay sommation sàkku si ñoom daal ñu dem waaye nee nañu duñu bouger mètre ndax
lañ leen dàmp ci koppar dafa néew loolu lu jëm kon ci xibaar bi daañu ci dellusiwaat ak suñu nattangoo bi di Théodore Semedo. wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi coowal suuf am ca quartier Darou Salam 4 ma nga nekkee fële ca Kër Massar benn waaye nee na yooyu ab promoteur privé la moo fa dikk ak ay kayitam ne dafay daaneel lu ci toll ak ñaari téeméer ak ñeent fukk kër yi ñeent fukk ak juróom-ñaari kër ya fa nekk gannaaw bu mu jàppee na suuf si moom suufam la muy lu askan wi weddi ba tëdd ci naaj wi teg ci wax ne mbir mi seen bakkal lañ ci teg duñu liggéey ba dee tabax seeni kër ab arnaque jóge ci àll ba naan dafay toj seeni kër Bassirou Tine mooy délégué de quartier ba am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. dafa am benn waay bu mos a ñëw fii natt koñ bi mu ko nattee ba pare def ay plan bi mu defee plan bi rapidement bi mu defee plan bi benn jour mu ñëw ma présenté wu ne ko yow lan ngay dox mu ne ndox laa leen def deuxième fois mu def inventaire au quartier bi yëpp troisième fois mu def assignation muy ne assignation bi mu gisee assignation bi woo ma avant loolu damaa ñëw nee ko yow lan ngay dox ci koñ bi mu ne ma dem li naa bëgg a defal ndox ma ne ko alhamdulilah parce que boobu ba tey ñu ngi daw pour am ndox gis nga quartier bi amul ndox amul dara dégg nga mu ne ma ndox laa leen di wuutal ndax son ngeen ci trop ñu dugg ak moom mu def recensement yëpp recensé quartier bi dem ba ci yàgg mu indiwaat assignation nee ma dañ laa assigné ma ne ko assignation mu ne ma waaw da ngeen di wuyu tribunalu Pikine le 2 octobre li indi assignation bi mu indee assignation bi ma jël sama assignation ma ne ko kon baax na mu ne ko nag daa bëgg nga joxal ma ko waa quartier bi ma ne ko non dugal ci quartier bi comme yaa def sa inventaire ba pare ci quartier bi kon dugal ci quartier bi nga joxe sa kii man jël naa sama kii noonu laa def mairie Tivaouane Peulh ñàkk ci assignation bi jox leen ko assignation bi daal nee na def ñoo bëgg a démolir suñu quartier parce que ci kër ci titre foncier jaamur lañ nekk. 247 maisons la te presque 240 yëpp dëkk nañ ko da ngay gis fii ay immeuble 1 plus R plus 2 R plus 3 moo fa nekk rez-de-chaussée te li fi nekk ci doomu aadama kër gu nekk minimum am na 7 personnes 8 personnes. ñun ay kayit yu wóor la ñu yor te waa ji bi muy jot ci kii bi assignation bi nee na ñun yoruñu benn kayit te koo fi gis am na sa kayit. askan wa dëkkee fële ci diwaanu Ziguinchor nañ jàpp ne seen bakkan jamono ji mi ngi ci xottu gerte li ko waral moo di ñàkkum deret gi ñu nemee ko ci mboolem barabu fajukaay ya nekkee ci diwaan boobule muy nag lu doy waar yóbbee acteurs ya fa nekk te yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram nekk ci am njàqare ba tax ñu yëkkati seen i kàddu di saako ci askan ngir ñu dem maye ji deret ngir sauver ay bakkan dañuy dem ci Ziguinchor fekk fa Amady Khalil Diémé. maye sa deret nekkul difficulté bu rëy fii ci Sénégal mais li nga xam ne loolu moo doy waaru si soo ko méngalee ak nombre bi nga xam ne takku na lool si ay nit yi nga xam ne dañ leen interné si ay hôpital te ñu nekk si ay situation yu désespéré ndaxte amuñu deret bu ñu leen di may ñu si bëri ñoo ñàkk seen bakkan lu ko waral mooy ñàkk deret boobule te loolu mi ngi gën a wëy surtout si région bu Ziguinchor madame Seydi ñu gën ko xam si tuuru Assou Bouma Koli moom hôpital de la Paix lay liggéeyee. fu mu nekk nii hôpitaux yi yëpp dañoo manqué sang région bi mën nañu wax amuñu deret te am na ay malades yu nekk yu tëdd hôpital yoo xam ne dañoo soxla deret nit ñi dañoo soxla deret malade yaa ngi ci hôpital yi ñu opéré femmes yu accouché pédiatrie ñëpp dañoo soxla deret te deret amul. si région bu Ziguinchor possibilité bi pour recevoir deret mu doon lu sécuriser wala nekk na nga jafe-jafe yu wóor pour malades yi nga xam ne ñu ngi si hôpitaux yi comité régional bu développement moo initié si activité yu nga xam ne moom lay tëral benn activité de don de sang si samedi bi si gouvernance bu Ziguinchor Ousmane Ka moom mooy président amical comité régional bu développement bu Ziguinchor. luñ jublu ci journée de don de sang bi nag mooy lancer ci profiter ci pour lancer le démarrage officiel activité amicale CRD de Ziguinchor mais aussi beneen objectif bi mooy jéem a jàppale structure sanitaire dëkk bi parce que seetlu nañu structure sanitaire yi nga xamante ne fii lañ nekk Ziguinchor seen banque de sang yi dafa am problème te beneen problème bi aussi mooy soo leen seetloo temps yi nii dëkk bi kenn réerale wër mbir nii dafa bëri ay accident yooyu acteur daanaka dañoo woote pour nit ñi ñu mën a fagaru mën a maye seen deret pour mën a sauver ay bakkan fi si Ziguinchor. ñu ngi ñaan population bi pour ñu ñëw maye deret ñu xam ne nit ñi dañoo soxla deret te deret bi ñuy maye ni c'est pour sauver des vies et que fausse nouvelle yu ñu yor am si don de sang yi ci deret bi ñuy maye amu ci deret ku ñëw dañ la koy may ku ko soxla dañ la koy jox képp ku ñëw hôpital bu ñëw nga xam ne ñun am nañ ko dañ la koy jox pour nga sauver ay des vies.
Sénégal suñu sukkandikoo si lu ay spécialiste yëkkati si kàddu dafa soxla deret bu bëri pour rek mun a sauver ay nit ñi nga xam ne saa su ne dinañ ko soxla si hôpitaux yi nekk si réew mi. Ziguinchor, Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Amady Khalil Diémé ñu ngi lay sant la di la gërëm. jàmm na gàddaay na ci IEF bu Tëngéej inspecteur ba fa neex dafa jël dogal kon daal di dàq njiital école élémentaire Guy Marius teg ci di artu way jur ndongo ya fa ne muy nag lu doy waar metti lool syndicaliste ci jàngalekat yi ba tax ñu yëkk seen kàddu di dang xaafu inspecteur boobulee Seydou Mandiang mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. bi ñu ñëwee nag fekk nañu jàngalekat yi mobilisé wu ak parents d'élèves yi ñoom ñëpp ñu mobilisé wu ci benn problème ne leen problème bi mooy lan mooy ne dañu am problème ak inspecteur ba nga xamante ni moom moo nekk fii Rufisque commune mu tudd Maguette Guèye parents d'élèves yi nee nañu président APE bi nee na dafa ñëw fi di leen fi seet ñu ñëw di ko wax problème mu école bi di ko wax ni ko classe yii ak yi nga xamante ni moo fi nekk te doxul ci école bi mu daal di wax ak ñoom ci façon bi nga xamante ni tegginewul dafa wax ni sax da ko humilier ci kanamu nit ñi ci kanamu communauté bi mu manqué ko respect ci kanamu nit ñi mu osé sax wax ko ni ko yow dàq naa la jëlee naa la fii ci poste président APE. ma fekkaat beneen mobilisation mooy jàngalekat yi seen bopp mobilisé wu parce que dafa am mesure bi nga xamante ni moom la inspecteur bi jël ci ñoom ànduñu si mesure bi d'accord si te d'accord ëllëg mesure bi mooy lan mooy ne inspecteur dafa ñëw sans aucune forme mu ñëw wax ne moom dàq na directeur bi ci fonction am moom mu andi keneen ki nga xamante ni moom moo ko jëlee fu mu xam moo ko jëlee andi ko ñëw ne léegi kooku mooy directeur bi ci école bi jàngalekat ne nag loolu du ci dal ànduñu si tey ànduñu si ëllëg directeur boobu ñu andi fi ñoom reconnaître wuñu ko seen directeur gisuñu lan moo tax ak lan la def li waral ñu war ko toroxal lu mel nii encore que soo xamee directeur boobu ñetti semaine 3 semaines moo ko desee pour mu dem retraite ci mois de novembre bi la war a dem retraite ñu gis ne nag problème am na fi il faut que autorités scolaires yi jóg ñoo dox problème bi jëm ko régler. Nous exigeons le respect des enseignants te jàngalekat yi nee nañu ils sont décidés à s'organiser et à se battre tant que problème bi réglé wuñu ko donc ñu ngi interpeller en premier lieu l'inspecteur d'académie de Rufisque pour mu jóg ñoo dox problème bi mu réglé ko bu ko mënul moom problème bi ministre lañ ci saisir pour ministre ñoo régler problème bi aussi au niveau de l'école. mu jëfee recommandation yu kuréelu mbootaay xeet yi joxe jëm ci Karim Meïssa Wade moom maire Yeumbeul bi profité ci benn final de football bu ñu fa priyoon ca Kébémer kon daal di ñaawlu taxawaayu lenn ci leader opposition bi yu boole kon taxawal ab cadre bu bees te boolewuñ ci waa parti démocratique Sénégal Bara Gaye moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu ngi may xamal ne élément boobule yembagul kon daañ ci dellu siwaat ci kanam tuuti mu mel ni kon dañu am ay jafe-jafe ci machine bi bamtuwaat kon xibaar bi Bara Gaye mi secrétaire général adjoint bu PDS ma ngay sàkku ci nguur gi rawatina njiitalu Macky Sall mu jëfee recommandation yi kuréelu mbootaay xeet yi joxe jëm ci Karim Meïssa Wade moom maire Yeumbeul bi profité ci benn final de football bu ñu ko prié woon ca Kébémer daal di ñaawlu taxawaay lenn ci leader opposition bi booloo taxawal ab cadre boo xam ne nii boole wuñ ci waa parti démocratique Sénégal Bara Gaye ñu teewlu ko ci micro Omar Kayre. PDS bokk na ci yeneen cadre loolu moo ñu intéressé ñi nga xam ni créé nañ cadre bu bees bi laaj leen lu tax ñoom ñu ànd am benn parti ñu boddi ci opposition bi jéem a xool ñeneen ñi ñu mën a àndal dem ànd ak ñoom. yàgg nañu wax ni cour de répression de l'enrichissement illicite warul juger Karim Wade quelqu'un boo xamante ni a eu à occuper des responsabilités yu mag ci réew mi notamment dem ba nekk ministre d'État cour de répression de l'enrichissement illicite muy ay cour d'exception. warul woon a mën a juger personnalité bu toll noonu parce que double degré de juridiction bi nga xamante ni moom la cour bi war a laaj amu ko looloo tax musuñu bàyyi combat international et yàlla jox nañu raison li nga xamante ni mooy comité des droits de l'homme des Nations Unies exige na état du Sénégal non seulement mu réhabiliter Karim Wade mais mu jox ko li nga xam ni mooy ndàmpaay et loolu nag ñu ngi ñaan état bi ñu fair play te réhabilité Karim Wade jox ko ndàmpaay après ñu jàll ci leneen. mu nga loolu day kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Bara Gaye njabootu Serigne Mbacke Bousso am yéenay jëmmal fële ci diwaanu Gaynde Bousso bi ab institut muy ab daara yoo xam ne nii njëkk li mu ngi war a toll ci ay millions yu takku gannaaw nag ba xalaat bi tukkee ci Serigne Omar Bousso muy xalifa Gaynde Bousso bi daara ji daal li ko tax a jóg moo di yeggali mbëbatu Serigne Mbacke Bousso mu jëm ci jàngale ak wasaare xam-xam dañuy dem ca Touba Gaynde Bousso bi fekk fa Mamadou Makhtar Sarr.
njàngale ak wasaare xam-xam loolu dong day moo yitteloon Serigne Mbacke Bousso ci dundam njabootam nag jël dogal ne dañoo fas yéene wëyal li ni mel xalifaam bi Serigne Omar Bousso ànd ci ak taalibe yi taxawal benn institut islamique ci Guédé Bousso. ci daara ji di projet bu mag boo xam ne nii song na ko bi mu ko songalee wax dëgg yàggut te boo gisee fi mu toll tey da nga xam ne kon def na ci Pastef ndax bu dee bu matee ñaar ci la yem te gis nga fi mu toll tey kon liggéey la boo xam ne nii def na ci Pastef te wax nañ ne war na cee def 475 millions. sabab bi nag moo di fexe ba li fi mag ñi bàyyi ñu sol ko tuut tànk yi. muy am ci yéene tam bu noppee mu nekk jàngukaay boo xam ne nii day gën a dundal jàngukaay bi nga xam ne suñu Mbàkke yoroon ba noppi nag ñu xool li nga xam ne nii mooy sopp yi am ci jamono nu gën koo bàyyi xel ci daara ji ba mën a sàmm ndono li fi newoon waaye te mën koo dëppale jamono ba ñëpp mën cee jariñ bu ñu nee ba def daara yoo xam ne dana gën a dëppoo waxtu wi ñu toll nii dana tax li fi suñu Mbàkke bàyyiwoon mu njàngam xam-xam meeg diine ji ñu koy jàngale ba noppi nag fexe ba yeneen xam-xam yi nga xam xale bi da koy soxlawoo conditions yi xale bi nekk itam gën a baax ba nga xam ne wax dëgg yàlla du ñëwee mel numéro moo xam day jàng ci beneen façon njàngin. Serigne Cheikh Badawi Mbacke mi xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacke dénk université Cheikh Ahmadou Bamba bi ñëwoon ci Guédé Bousso ngir saytu liggéeyub institut bi nee na kat seen mbébét moo di fexe ba lëkkale ñaari daara yi. kon xalaat bi nga xalaat woolu Serigne Ahmadou te wan ko gaaral ko mel ne nga xam ne na ko Serigne bi wóoloo ca lee dénk ko noonu nga ko wóoloo ci lii dénk ko ngir li jëm ci lépp luy wàllu njàng mi ak programme yi nga gaaral ko teg ko ci loxoom ngir wan ko lépp loolu dafa mel ni rek da ngaa junjub Serigne Mbacke Bousso ba moom nga àggale mu doon loo xam ne ay gone dinañ ci génne bañ jox leen seeni lijaasa ngeen fekke lépp. Serigne Omar Bousso di xalifa Guédé Bousso nag bi nga xam ne mu ngi jeexal ay kàddoom nee na mu ngi ñaax taalibe yi ak képp koo xam ne sa loxo jot na sa digg ginnaaw nga gën a jàpp ci naalub Serigne Mbacke Bousso bi su ko defee ci nu mu gën a gaawee ñu mën a yembal daara ji ba tuut tànk yi mën a tàmbali njàng mi. xëy na nag mi ngi toog àgg ci jamono yi gën a jafe ci liggéey mooy finition gannaaw ba ñëpp ko bokk nag ku nekk war ngaa mën a jël sa alal def ci te xam ne sa doom ëllëg wala sa sët wala sa jarbaat mën naa ñëw jariñu ci. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. ci ndaje mi nga xam ne ni conducteur di maanaam mbootaay nga xam moom moo dajale ñi dawalkatu forage yi nekk ci réew mi doon nañ ko amal ndaje moomee sa occasion la woon ci ñoom ñu daal di ñaawlu projet bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal jël na ko wax ne dafa privatiser daal lépp lu jëm ci wàllu ko forage yi loolu kon xalaat bi ñu ngi ko tàmbali ci atum 2015 waaye dañ gis ne projet boobule dafa lajj ñoom daal la ñuy bëgg mooy lu jëm ci mbir moomule ñu daal di koy jox ñi nga xam ne ay opérateur lañ te fekk baax ci réew mi ndaje moomee moo doon amee kon fële ci Louga fa la ñu jëm fekk fa Omar Kayre. mel ni kon dañu am ay jafe-jafe ci machine bile kon dañuy dem ba fële ci diwaanu Louga fekk fa Omar Kayre. ci réforme yi nga xam ne état bu Sénégal yëkkati woon na ko ci atum 2015 jëm ci yorinu forage yi nekk ci àll bi wax ju yàqu la. lii gis-gisu Cheikh Wagne la nekk njiital fédération nationale conducteur ak gérant de forage yi nekk ci Sénégal moom mi li mu jàpp moo di privé yi nga xam ne ñoom la état du Sénégal taamu woon ngir ñu remplacer Agifor yi ci ni ñuy yore forage yi ci àll bi la nga xam ne digaale woon nañ ko amul lenn luñ ci matale. le 2 octobre passé président de la république ci conseil des ministres moo waxal boppam ni yëf yi doxul moo ko waxal boppam. fekk na ñun aussi doon nañ ko wax le type de contrat yi nga xam ne ñoom lañ doon proposer les travailleurs nekkul des contrats décents loolu doon benn mais ñaareel bi ñu leen bàyyee ñu doxal boo xoolee Aquatec wala SOGES ca Tamba dañuy joxe le carburant à compte-gouttes moo tax population yi ñu ngi doon ñàkk ndox am na sax forage yoo xam ne dawuñu carburant mais courant la ñuy daw mais Senelec souvent da leen di coupé nga fekk fukki nit ak juróom ñuy liggéey nga ñëw jël kenn ki jël fukk ak ñeent ni soxlawuma leen nga xam ne ñoo xam ne dañuy toog 5 mois jotuñu salaire wax dëgg yàlla loolu aussi je crois musul am. ñoom liggéeykat yi nga xam ne ñoo ngi yëngu ci ndox mi doon daje fii ci Louga li ñu xamle moo di jot na nag état du Sénégal dénk yorinu forage yi ci àll bi ay privé yoo xamante ni ci réew mi la ñu soqi ko. l'opérateur local parce que noonu lañ koy tuddee du nekk un opérateur boo xam ne day am champ bu yaatu mais day nekk opérateur boo xam ne dañ koy jox 5 forages. jox keneen 5 forages jox keneen 5 forages et puis mu nekk loo xam ne dañ koy def de façon transparente maanaam mu leer ki ñu koy jox aussi mu wóor ko ni mën na ko mu bañ a nekk par parloo wax dëgg yàlla yaakaar nañ ni bu ñu adopté formule boobu
dinañu ci gis ay résultats yoo xam ne état dina ni lii yeexoon naa ko def. leneen li nga xam ne njiit yi waruñu ko bàyyi ginnaaw moo di fexe ba nga xam ni conducteur ak gérant de forage yi ñu boole leen bu baax ci réforme yi di gis-gisu Cheikh Wagne ba tey. kenn mënul def réforme ci hydraulique rural te nekkoo au cœur nga wax le conducteur de forage. d'ailleurs li indi l'échec là loolu kese la. am na réalité yoo xam ne ce sont des réalités d'ensemble maanaam lu gën a yaatu la ñun ñii di dundoon ak agifor yi dundoon ak préfet yi dundoon ak chef de brigade yi dundoon ak population yi ñun ñoo ko gën a xam. fédération nationale conducteur ak gérant de forage yi nekk ci Sénégal doon daje nag fii ci Louga ngir waxtaane jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu seetlu ci coppite yi nga xam ne indi nañ ko ci sous-secteur bu hydraulique. ci ndaje moomu nag gannaaw Dakar bi nga xam ne bokku ci yeneen région yi ci réew mi yépp amoon nañ fi ñu leen représenté. Omar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi leen di la gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbisi yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak soxna Mamou Diaby Gassama. ca Algérie kilifa yi ngànk kuréel bi taxaw lépp lu ñeel wala bu jongante ca réew ma aniyee nag daal na xamal ne rek ni lu tollook fukki banqaas ñoom ñoo war a saytu candidature ñaar fukk ak ñaar postulat yaa nga xamante ne ñoom ñoo jot a samp seen dënn ni ki élection présidentielle yaa nga xamante ne sax dañ ko war a amal ni ki fukki fan ak ñaar ci weeru décembre 2019 naka noonu sax liste candidat yi nag danañ ko valider waaye tamit danañ ko fësal lu mu yéex niki dimanche bi di ñëw bu ñu sukkandikoo ci instance ba ci jamono ba nga xamante ne nguur ga dañoo fas yéene amal ab jongante ca réew ma waaye ñi di amal ab doxub ñaxtu ñoom nee na déet bi la élection du fa am ndaxte seen xel dalut dañoo jàpp ne rek ni scrutin yooyu le mën a am ab càcc naka noonu ci bile ay bés syndicat autonomie magistrat yi ak it askan wa ñoom ñëpp a fas yéene amal ab doxub ñaxtu niki benn fan ci weeru novembre 2019. kenn ko àdduna Aboubacar al-Baghdadi ci benn cong ba nga xamante ne sax waa Amérique ñoom ñoo ko daal di amal ca province Idlib li ni mel président Donald Trump daal na ko dëggal teg si sax jàpp nañ ne ni fàttu ko Aboubacar al-Baghdadi dana indi ab gàllankoor ci kuréel bii di état islamique naam kalif bi dëddu na àdduna waaye jàpp nañ ne rek ni li melu tax benn yoon groupe état islamique dellu ginnaaw ca réewu ko Syrie ak Irak ay kuréel yu rëy jot nañ tas lu ci mel ni Al-Qaïda waaye tamit génn ko àdduna ki di al-Baghdadi te nekk njiital état islamique jàpp nañ ne li mel du tax benn yoon jihadiste yi dellu ginnaaw naam weer yi di ñëw seen yëngu-yëngu du bëri waaye li mel du tax kuréel yi sànku buñ sukkandikoo ci Asna Abidi di njiital centre d'étude ak it te muy saytu anam ba nga xamante ne moom la arabe yi di doxale ci àddina wëngal këpp ak méditerranéen ca Genève. ñaar fukk ak juróom-ñaar réew ya nga xamante ne dañoo bokk ci kuréel bi ëmb réew tugal yi nag ñoom daal nañu amal ab xaatim déggoo ni ki tey jii ni danañu amal ab report Brexit bi ngir Royaume-Uni mën a génn ca boobu li kuréel ni ki fanweer fan ak benn ci weeru janvier 2020 bu ñu sukkandikoo ci njiital conseil européen bi le report sax danañ ko bind te su boobaa amatul benn solo ñi amal ab lël bu rëy bu ñu sukkandikoo ci njiital conseil européen bi Eliman jëwriñ bu réewuk Angleterre di Boris Johnson moom nag bi la dele nag daf ko daan ñaan ci jamono ba nga xamante ne ñëpp gis nañ ne rek ni dafa échoué bu njëkk ngir Royaume-Uni ko génn ci Union européenne. xibaaru tàggat yaram yi dañ ciy ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar Ba. coupe du monde U17 lañ koy tàmbalee. waaw sunu gaynde yu tout tànk yi mooy lionceaux yi démb nag daan ñu metti kii di États-Unis ñeenti bal ci benn ñoom ñoo Sénégal États-Unis moo njëkk a dugal Sénégal dabu ko ba daan ko ñeenti bal ci benn mu nekk victoire boo xam ne nekk na lu am solo ci phase de poule yi waaye nag loolu yëpp nag li ko waral moom mooy préparation wu suñu gaynde yi tout tànk yi moo baax ki wax loolu nag moom mooy président wu école de football u Sénégal yi di Alpha Dabo bi mu ñëwee fii ci Walfadjri bi ko Alkhayri Aïdara talalee suñu micro. waaw li ñu njëkk def rek mooy sant yàlla et puis di rafetlu fédération sénégalaise de football seen taxawaay parce que seen taxawaay mat na ndax niñ préparé
équipe nationale bu ndaw yi mooy comme rek ni ñu préparer équipe nationale mag parce que aspect bi ëpp importance ci football mooy waajtaay alors tey fédération tey bàyyiwul dara pour xale yi am waajtaay gu baax a baax bu ñu jógee ci loolu féliciter aussi l'encadrement technique ñi ko jiitu nekk Malick Daf l'entraîneur national donc loolu laa jàpp rek ne tey jii mooy li indi tey résultat bi am mais jàpp naa ne tamit xale yi liñ leen may lii mooy dañ leen a bàyyee temps ça veut dire teel leen a jël teel leen a encadré bàyyi entraîneur bi ak sagoom mu liggéey loolu mooy indi tey résultat bi ñu am nii tey. ngook loolu di ay kàddu yoo xam ne ni kon ñu ngi ko nangoo ci Alpha Dabo mu doon addu jëmale ko ci wàllu coupe du monde U17 yi lii bu ñu jógee kon ci wàllu football Cheikh dañuy wax ci wàllu handball coupe du Sénégal. waaw coupe du Sénégal handball fële ca Thiès kii di ASFA maanaam gañewaat na coupe du Sénégal bi di ba gannaaw bi mu dooree final kii nga xam ne moom mooy ISEC daan ko ñaar fukki poñ ak juróom-benn kii di ISEC am ñaar fukki poñ ak juróom-benn poñ rek moo dox seen diggante waaye nag ASFA jël na mbir mi ki nga xam ne moom mooy ISEC mu jëwul jël revanche am daaw kii di ASFA moo ko daanoon final militaire yi nag ñoom nag nee nañu kii nga xam ne mooy Ibrahima Ndiaye nekkoon ci match bi nekkaloon ñu fa moom nag nee na waa ASFA ñoom seen expérience la ñu teg moo tax ñu gagné match bi ñu ànd ci ak Ibrahima Ndiaye ci reportage. militaire u ASFA yi jëlaat nañu coupe du Sénégal gannaaw bi ñu jëloon daaw ren ji nag daanaka benn poñ képp. yàlla moo dogal tey ASFA waaw ma defaat li ma defoon daaw rek si même adversaire bi aussi comme daaw rek ma sonal na ma trop parce que daaw tamit nii la demee woon mais daaw lu tax mu gën a métti ba moom ma jiitu woon te presque fin ba laa ko xam nga jaay xel ak physique gagné ko mais ren moom ñoo jiitu mais xale yi ñoo yàkkamti ñoom ñoo bëgg a kut kenn ku nekk bëgg a régler problème bi heureusement dynamique baa ngi fi mental baa ngi fi expérience baa ngi fi loolu moo ñu sauvé. ñu ñàkk ñaari yoon final coupe du Sénégal ISEC am équipe bu baax moo waral daal ci ñaari at dong lañ toll ci wàllu handball teewut dañoo bëgg a jógee rek D2 dem jouer ji D1. mooy suñu objectif loolu mooy suñu objectif quoi dem première division mais léegi suñu objectif léegi benn bi moo doon dem tournoi monté bi on est champion régional ñun ñoo jël titre bi Dakar on représente Dakar. On va rivaliser avec les autres régions et ce sera mois de décembre lay nekk. bu fekkee militaire ASFA yi nag ñoom nee nañu amatuñu lenn rek lu ñuy wone fii ci biir réew mi fu mu nekk nii tembe li ñu bëgg mooy dem ci niveau Afrique ñu déglu ji seen entraîneur Moustapha Cissé. waaw maa ngi ci xalaat bu baax a baax te ren vraiment ren bëgg naa ko découvrir maa ngi ciy ñaan aussi sama kilifa ñu bàyyi ci xel 2015 ba léegi maa ngi reñe donc war nañ maa mun a may sama chance ma dem. découvrir Afrique et su ma fa demee xam naa ne aussi du ma fa gàcceel jërëjëf. xanaa di fàttali rek ci final coupe du Sénégal bi ci ubbite gi UGB moo mujj a gagné coupe bi ci jigéen ñi ndax rek moom moo rek jël revanche am ci kanamu dig daan leen fanweeri poñ ci ñaar fukki poñ ak juróom ñu fàttali rek dig moomu sax moo gagné woon rek ci final championnat du Sénégal Thiès Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye. dañuy des ba léegi ci final coupe du Sénégal yooyu image yooyu ngeen doon gis moom moo doon match diggante Duc ak UGB te UGB mujjee ko daan fanweeri poñ ci juróomi ñaar fukki poñ ak juróom dañuy def rek dégte leen ngeen déglu entraîneur équipe bu UGB bi ñu koy wax Abdoulaye Faye moom mu ngi ci micro Ibrahima Ndiaye. contentement bu baax a baax remercier officiers bi ñëpp ñu ngi dégg si loolu noonu remercier mes filles parce que on a tellement travaillé durant toute une année on a souffert à l'UGB on est resté pendant 3 mois des étudiants amuñ vacances amuñ dara ñëw UGB di liggéey donc il faut que ñu récompense ren c'est ce qu'on a dit xale yi il faut ngeen am mérite il faut ngeen am récompense finale la coupe la
xale yi ñëw ñafe ko gañe ko. mais xelal ngeen tamit Safiatou Diatta am nekkul kenn si yéen. waaw kooku moom lañ koy sant di ko ñaanal fa mu nekk yàlla xare ko àjjana ku mel ne Théo déggul fii Diagne ñun moo ñu formé ñun moo ñu encadré tey jii la mu UGB yaakaar naa ni moom moo ko def di koy remercier encore di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana di remercier ñëpp encadrement bi Abdou Kane Youssou Mamado le président Coumba Gueye di remercier ñëpp di remercier UGB bi ñëpp remercier même fii franchement lii liggéey la. saa bi leen mënee woon mais dafa mel ni da ngeen changé la doon waaw kon nag kooku moo doon kii di tàggat équipe bu UGB bi. kon nag lii moo fi rusoon ci wàllu tàggat yaram Seydina Omar Ba. yemoo ko itamit ñuy ndar képp li furuse woon ci xibaar ci xaaj bu njëkk bi di sant di gërëm bu baax a baax Modou Fall mi fare woon ci xarale gi moom ak soxna Penda Diallo Gueye léegi li ñuy def mooy delawaat kàddu gi soxna Ndeye Fatou Ndiaye su ko defee mu daal li